asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. gouvernement bu Sénégal tey jii rek la ñu doon jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di presse bi li nga xam ne nag moom la ñu fa waxtaane moo di ni rek lépp lu jëm ci wàllu ndox ak i tamit feebar bu bees bi lu jëm ci wàllu campagne agricole di jaayum gerte gi lu jëm ci tamit élection yi nga xam ne randal nañu ko loolu yëpp ñu ngi ko doon waxtaane ci li nga xam ni moom lañ tuddee gouvernement face à la presse nekk nag doxalin bu bees bu nga xamante ni moom la gouvernement bi taxawal ngir rek ayubés wala ñaari ayubés bu ne ñu waxtaan ak askan wi ci yoruñu réew mi ak ci lépp lu nga xamante ni soxal na actualité. fële ca port autonome bu Dakar de ca Môle 1 foofee nag lakk gu métti moo fa am tey ci suba sapeur pompier yi nag bi ñu leen wootee wàllu juróomi simili rek lañ ca teg ñu daal di ñëw ba ñu ñëwee yi tamit am nañu ay jafe-jafe lool ngir fay lakk gi def nañ fa ay waxtu lan moo waral jafe-jafe yooyu di ngeen dégg commandant Mame Diène Ndiaye ci biir xibaar yi. ay bés bi ñu jagleel l'armée gi jëm ci wàllu solidarité maanaam jàppalante loolu nag tey jii amal nañu ko ci biir territoire Sénégal bi yépp nag fii ci Ndakaaru ci cercle mess des officiers ñu ngi ko awal ci teewaayu ministre des forces armées maître Sidiki Kaba nag xamle na ni daañu amal barab bu yanj bu mag bu nga xam ni moom rek ngir mandargal solidarité maanaam jàppalante ci biir l'armée gi barab boobee ñu fas yéene ko duppe jàmbaar yi ñi nga xam ne nag ñoo di rek blessé yi ak ñi nga xam ni dañu am ay gaañu-gaañu ak ay laago ci biir l'armée gi ñooñu nag profité nañu ci occasion bi ngir wax ministre des forces armées lan moo doon seen ay jafe-jafe ak seeni doléance suñu rubrique bi nga xam ni moom la ñu jagleel réussir au pays muy tekki ci réew mi lu mën a nekk la tey ji nag dañ ko jagleel Maxa Thiam ñu koy wax docteur Chaye nag moom ci ataaya lay yëngu ginnaaw bi nga xamante ni toog na ñaari at amut liggéey nekk ci ay jafe-jafe yor soxna yor ay doom ci la mujj soobu ci njaayum ataaya moomee nag amoon na ci ay jafe-jafe ca njalbeen ba yenn ci barab yi dañ ko fa daan dàq di ko fa toroxal ba mujj na sax mu bënn bëtam di jooy waaye nag loo jàpp taw bàyyi di nga ca gis njëriñ dem na ba fi mu toll nii ñaari nit sax mi ngi leen di employé di leen fay ci liggéey bii di jaayum ataaya. gouvernement bu Sénégal jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi loolu di doxalin bu bees bu nga xam ne moom la ñu fas yéene amal ñaari ay bés yu ne ngir waxtaane yorinu réew mi ak i tamit lépp lu nga xam ni soxal na askan wi nekk ci wàllu actualité tey jii nag nga xam ni moo doon bu njëkk loolu di am waxtaane nañ fa lu bari waxtaane nañ fa yi tamit lu jëm ci rek lii di jafe-jafe ndox mi jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllu woowu nag xamle na ni fii ak mars 2001 jafe-jafe yépp askan bi dinañ ko fàtte lu jëm ci wopp ji nga xam ni moom moo feeñ ci nappkat yi boobee yi tamit wax nañu ci li nga xam ni moo di ni enquêtes yi ak résultats yi ak analyse yi lan la génnee lu mel ni que algues yi di ay meññeef yuy sax ci biir géej gi loolee la ñu xalaat ni daal moom moo ko war a indi waaye lu ci munti am jëwriñ ji nga xam ni moo di Abdoulaye Sarr joxe na résultats yu jógee ci lépp lu nga xamante ni ab gëstu la Boubacar Moussa Fall ñooñu fa teewaloon. ndox nekk lu am solo ci dundu doomi aadama wante mbir moomu le nag fi mu toll nii dafa dem ba jafe tey jii nag ci seen jàkkaarloog taskatu xabaar yi jëriñ ji ñu dénk wàllum ndox ak lépp lu di assainissement di ci indi ay leeral moom mi le jàpp ni yenn liggéey yi naka noonu askan wi yokku ñoo di problème bi. ndox mi nga xam ne dafa manqué li nga xam ne moo ko indi. mooy ay liggéey yoo xam ne yii ci pour indi ndox mu bari Dakar yokk ndox mi nga xam ne mooy ñëw Dakar boo xam ne bii dañ ko waroon def ci ab diir ñu ko waroon def diggante 2009 2011 parce que bi ñu defee réforme bi xamoon nañ ne 2012 ndox dana commencé waat manqué donc liggéey boobu 2009 lañ ko waroon a commencé mais diggante bi ñu demee 2011 gouvernement bi dafa xalaatoon ne xëj na beneen solution mën na koo jël bi ñu réfléchir ci solution bi ay weer. ñu gis ne solution bi boobu mënula am mucc ayib ñu abandonné ko ci loolu la président Macky Sall ñëw. Serigne Mbaye Thiam di xamle ni mbir mi ni mel nag
war na jeex fii ak mars 2021. wala danañu toog journée bi yëpp du ñu am ndox waaye li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Kër Momar Sarr numéro 3 normalement weer bii di ñëw la ñuy commencer essai yi pour dugal ndox ci tuyaux yi mais dafay laaj diir boo xam ne bii tuyaux yi nga xam ne defar nañ ko mu jógee Kër Momar Sarr ba ñëw di Dakar dañ ciy def ay produits di ko nettoyer donc mois de mars 2021 ci la ñuy am million bërigo bi nga xam ne moom mooy jóge ci Kër Momar Sarr di ñëw ci Dakar boobaa yaakaar nañu dañu am féex. beneen mbir moo xam ne fi mu toll nii ñu ngi siy waxtaan lu bari moo di feebar bi nga xam ni moo laal yenn say nappkat yu nekk ci Thiès ak Dakar jëriñ ju ñu dénk wàllum wér-gi-yaram nag di joxe xayma bi. fii ñu toll nii mën nañu wax ne junne ak ñeenti nit la daloon te ñi mu daloon ñëpp ñi ngi ci wér presque ba kenn rek moo ci des fañ koy faje loolu day wane ne effectivement prise en charge bi tam fonctionne na dans les meilleures conditions bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñëpp ay pêcheurs la yu demoon géej ñëw te fa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñoom ñëpp te ku nekk géej nga ko jëlee parce que da ngay demoon géej ñëw. fi mu toll kenn mënagul wax lan moo indi boobule feebar jëruñ ji yor wàllum alam gi nag di xamle ni résultat wu prélèvement yi ñuy def war na génni fan yi rekk. amul benn infection toxique bi nga xam ne walla chimique ràññee nañ ko ci ndox mi ak ci jën yi bi justifier feebar bi loolu la résultat laboratoire bi wone amul benn piste bu ñuy écarter c'est vrai à un moment donné soupçonné woon nañu bu baax algues yi parce que nappkat yi dañu wax ni période bi ñu gisee feebar bi dafa coïncider ak période boo xam ne boo seetee bërëb boobu dafa bëri woon ay algues mais fi may wax actuellement nii amaguñu benn résultat ci algues yi waaye du ñu yem ci algues yi tant que amuñu lu leer mun nañ sax dem ci li nga xam ne moom mooy carburant bi nga xam ne moom mooy li gaal yi di sol. beneen mbir moo xam ni waxtaane nañ ko ci bile jàkkaarloo moo di mbirum immigration irrégulière wala sax mbëkk mi buñ sukkandikoo nag ci jëruñ ji yor wàllum liggéey ak nga xam ne moo yor wàllum ndaw ñi lu ni mel nag yenn saay li koy waral moo di ñàkkum liggéey wala sax pression bi nga xam ni kilifa yi ñu ngi koy teg seeni kaw doom aaju wook lim gi nga xam ni nag ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi jëruñ ji dénk wàllum biir réew mi waxu ci ndaxte jàpp na ni comme que mbir moomulee nekkul loo xam ni dañoo mën a xayma ñan ñoo dem ak ñan ñoo dikk mënagul wax ñaat ñoo ci ñàkk seen bakkan. jëriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi di Moussa Baldé àdduna moom jëmale ci campagne agricole bi di njaayum gerte mi li mu xamle moo di ren ji ci Sénégal deqi nañu fi lu toll ci 1 million ak juróom-ñetti junni tonnes juróom-ñetti junni téeméeri tonnes yu nga xamante ni daal am nañu ko loolu nag boo ko xayma ci wàllu koppar mi ngi toll ci 400 ak juróom fukki milliards yu ñu jagleel campagne agricole boobu jagleel ko mbokki baykat yi Moussa Baldé di ministre de l'agriculture ci micro Boubacar Dia. gerte aussi béy nañ ko lu bëri te góob nañ ci luñ ci xayma pour góob maanaam 1,8 million tonnes la 1,8 million tonnes yi moo ñu indi ci commercialisation te loolu boo ko xayma mun na jural béykat yi en tout cas boo jaayoon li ñu béy yépp maanaam 450 milliards la boo ci dugalee ngooñ mun nga ko xayma presque ci 600 milliards loolu la béykat yi di xaar ci koom maintenant nan lañ koy jaayee xam nga ni dafa am ay huiliers ñu mel ni Sonacos ñoom dañuy jënd mu am aussi ñoo xam ne dañuy jënd gerte yi di ko yóbbu bitim réew maanaam exportation daaw ñoom amoon nañu doole lool mais aussi dañu war a fexe ba suñu jiw ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi ñu jënd denc parce que bu ñu dencul jiw ça veut dire que mbéyum gerte moom day jeex Sénégal. donc ren li ñuy bëgg a wax mooy comme que production bi dafa yokk gëm nañ ni xanaa ku nekk war nga am sa wàll boole ci
gouvernement bi dafa indi benn taxe pour ñi nga xam ne dañuy yóbbu gerte bi bitim réew maanaam gerte bu ñu xolli ba pare kilo bi boo koy yóbbu bitim réew da ngay fay juróom benn dërëm gëm nañ ni loolu dina permettre en tout cas Sonacos ak ñooñam ñu góorgóorlu ñoom tamit ba ñu am lu ñu war a am pour mun a def diwlin te mu njëriñ Sénégal. jëruñ ji bees ji yor biir réew mi di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moom wax na jëm ci wàllu élection gox-goxaan yi di wote yi nga xam ni ci la ñu war a fal ñii di yor gox-goxaan yi mairie yeeg lu ni mel moom nag xamle na ni lii di élection yi li ñu ko reporté yoonu président de la république nekk ci ndaxte loolu mbirum assemblée nationale la te ci diir bu gàtt dinañu xam kañ la wote yi di doon loolu yi nag mi ngi ko xamle ci jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu déglu Antoine Félix Diome ci micro Boubacar Dia. dafa am benn loi bu reporté woon élection yi du président de la république moo tëb reporté ko wala ministre de l'intérieur mais député yi ñoo voté benn loi bi ñu voté loi bi nga xam ne moo reporté élection yi dañu njëkk a constaté ñoom que ni commission politique bu dialogue national bi président de la république mettre sur place ñoom bokk nañ nangu ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko seq ni dinañ waxtaan ba auditer maanaam càmbar fichier électoral bi waaye càmbar bi duñ ci yem ci fichier électoral bi dañuy xayma li fi dox diggante élection 2016 ak léegi lan lañ ci nangu lan lañ ci yaakaar ni mën nañ ko améliorer bu ñu waxee loolu yépp ba juboo ci kaddu su ko defee nag ñu door a proposer benn date boo xam ne président day ñëw xaatim ko par décret loolu yépp amagul waaye liggéey bi taxawul mi ngi wëy fi ñu toll ñu ngi nekk ci processus su tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def liggéey boobu bu ñu ko yeggal waxtaan wi nga xamante ni acteurs yi ñu ngi ko seq ba rapport final bi ñu joxe ko jëmale ko ci wàllu proposition yi bu boobaa dinañ mën a prononcer wu wax exactement ci ban weer ak ci ban fan la ñuy mën a organiser yooyu élection. doxalin bu yees boobu gouvernement bi jël di jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñaari ay bés bu ne di waxtaan ak askan wi ci lépp lu nga xam ni mooy yorin réew mi ak lépp lu soxali tamit actualité waa réew mi di askan wi ñoom nag rafetlu nañu ko nee nañu lu baax la naam waaye nag bu ñu yem ci wax rek nañu na am suivi waaye tamit nañu boole wax ak jëf Hawa Thiaw dem na ci biir dëkk bi waxtaan ak askanu Sénégal. ngir amal bu baax seeni stratégie de communication gouvernement bu Sénégal jël na ndogal ngir amal fukki fan ak juróom bu nekk ab conférence de presse li ko wundu di waxtaanee ci li soxal askan wi mu doon ab initiative bu sénégalais yi di rafetlu. décision boobu la jël maanaam waxtaan chaque 15 jours ak askan bi pour jéem a trouver solution yi nga xam ne flux yi nga xam ne moom la xale yi dem ci géej leen dal man ànd naa ci. parce que problème de communication moo xaw a problème de sensibilisation moo manqué jeunes yi defe naa loolu bu amee lu bëri soppeeku bu bëri dina am changement bu bëri dina am ci askan bi. mais bu dee maanaam ñu ngi def conférence de presse bëgg a waxtaan ci loolu loolu de lu may rafetlu la man moom dama koy rafetlu parce que bu ma sañoon moom ñu gën a yokk ni ñuy jël ba pare ñi fi nekk di liggéey ñu gën a yokk seen koom ba ñu mën a gérer seen ménage. ci kaw loolu sénégalais yi di xaarandi ngir mu am topp bi ci wax. problème de suivi boobu ngay wax noonu il faut muy continuer di am parce que sénégalais dañuy topp benn affaire dem ba si biir bàyyi ko suivi ba dafa war a continuer parce que dañ ne tubaab dafa ne kii na 10 mots consent donc war nañu mën a toog di yedd xale yi di leen sensibiliser communication daal nay jàll xam la parents yi aussi man laay wax war nañu xoolaat war nañu éduquer seen doom war nañu xoolaat bu baax li ñuy def comprendre nga jéem a waxtaan ak xale yi parce que du état donc mais kii bi si parents yi la commencé. ñoom affaire bi day jékki-jékki rek ñu suivre ko tuuti rek ñu bàyyi ñoom loolu la ñuy def dañuy suivre tuuti rek bàyyi lépp lu ñuy def rek ci seen bopp rek. waxtaan wala sottante xalaat ci lu soxal askanu Sénégal porte-parole bu gouvernement ak ay ministres am danañu janoog taskatu xibaar yi mu nekk ab ndaje bu sénégalais yépp di xaarandi.
ñu àddu jëmale ci lakk gu metti ga amoon ca port autonome bu Dakar tey jii ci suba ca Mol 10 la amee lan moo sooke lakk gi nag ba léegi xamaguñu ko waaye daal commandant Mame Diène Ndiaye moom xamle na ni sapeur pompier biñ leen wootee wàllu juróomi simili rek teew nañu ca barab ba daal di fexe ba fay lakk gi waaye nag am nañ fa ay jafe-jafe yu tar ba tax na ay waxtu yu bëri la ñu fa def ngir daal di fay loolu di lakk gi commandant Mame Diène Ndiaye ñu déglu ko ak Abdourahmane Ly. ñu ngi alerté sapeur pompier yi nekk port 10h50 lañ leen alerté ñu def juróomi minute egg si ci incendie bi biñ ñëwee tamit gis nañ ne liy lakk entrepôt la c'est-à-dire benn hangar yoo xamante ne dañ cee entreposé ay produits chimiques yoo xam ne dafa bëri donc am na ci ay produits yoo xam ne c'est des produits de première classe yoo xamante ne day exploser mën na exploser yeneen produits xeetu produit troisième classe la yooyu c'est inflammable day lakk et puis produits yooyu yëpp suñu lakkee dañuy dégager fumée ak nuage toxique voire explosif ñu ngi engagé pratiquement 25 engins oto yuy fay lakk lañ fi indi parmi 25 yooyu am na ci 9 oto yoo xamante ne c'est des engins d'incendie ak ñaari échelle yoo xamante ne soo leen xoolee ni ñoom ñooy fay par-dessus incendie bi ci wàllu personnel ñu ngi engagé 112 sapeurs-pompiers parmi 112 yooyu am na 16 officiers donc xaw nañ am quand même quelques jafe-jafe bon beneen jafe-jafe bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy problème mu bouche d'incendie yi site bi amul bouche d'incendie te loolu du yombal liggéey bi oto bi nga yor suy fay su jeexee faw nga wuutiwaat ndox laata ngay ñëwaat lakk bi du la xaar donc ça nous fait perdre du temps beneen bi aussi mooy lieu bi installation classée pour la protection de l'environnement la donc les produits yi ci nekk dafa am nuñ ko waroon entreposer te yooyu am na ay manquements. ñu àddu jëmale ci programme bi ñu tuddee PAP 2A ngir seet rek naka la ñuy def ba lompar ñi lii di koom-koomu Sénégal pour docteur Souleymane Diaw nag nee na faaw rek ñu daal di gën a am seetlu bu baax ci réforme yi nga xam ni moom la ñuy indi ak i tamit ci jëflante public ak privé nee na nag moom économiste bi nee na yi tamit faaw rek ñi nga xam ni ñoo di secteur privé national maanaam ñi nga xam dañoo yor seen liggéeyu bopp yoruñu liggéeyu nguur gi faaw ñu dooleel leen ngir rek mën a suqali koom-koom mi loolu nag bi ñu ko xamale woon ci suba bi ñu ko invité ci la matinale docteur Souleymane Ndaw ñu déglu ko ak Mohamed Kandji. Il a fallu qu'on trouve des réponses des mesures idoines yoo xam ne tey jii nii boo ci nekkee rek il faut nga relever wu waat jógaat taxaw boo taxawee nag nga doog a jéem a defaat ay jéego tey jii nii gouvernement bi xel def na diagnostic bi xool na ne feebar na économie bi daanu na. Maintenant pour ñu taxaw ci mu ne ni ñuy def mooy il va falloir que ma def benn plan d'investissement bu continuité la ci moom la ñuy wax PAP 2 ajusté ou accéléré continuité plan Sénégal émergent bi nga xam ne moom mooy outil ou instrument de politique économique bi nga xam ne moom la gouvernement bi am ci loolu 14 720 milliards lañ jàpp ne tey jii nii ay la bu ñu ko jëlee dégager ko mën na financer économie dëkk bi pour que ñu mën a relever waat la tête de l'eau. À cela s'ajoute le fait que dañuy war a accompagner tout le secteur privé national parce que am na loi partenariat public privé bu nga xam ne war na am pour jàppale gën a dooleel suñu secteur privé national bi à travers des partenariats te loolu il faut que ñu dem ci nu mu gën a gaawee. ba léegi rek ci PAP 2A boobu lu mat juróom fukki milliards yi nga xam ni moom lañ ci dugal ngir rek gën a suqali lii di secteur agricole di wàllu mbay mi nekkul lu doy loolu nag docteur Mouhamadou Diop moom moo ko xamle lan moo tax doyul loolu gëm-gëmam la ndaxte nee na daal li nga xamante ni nii moom la ñu war a def mooy lii di xaalis bi ak koppar bi ñuy dugal ci fànn boobu ñu gën ko joyanti jéem a xool naka la ñuy def ba daal di koy jox ñi nga xam ni ñoom ñoo ko yelloo ngir rek lépp lu nga xamante ni ay jafe-jafe la yu ñu am ñu mën caa génn docteur Mouhamadou Diop ñu déglu ko ak Mohamed Kandji. bi nga xamante ni plus de 15 000 milliards de francs CFA la dañuy gis ni am na juróomi point yoo xamante ni moo ci ëpp doole wala mooy seeni cible loolu la ñu bëgg a song
mooy éducation bi santé bi agriculture transformer aussi suñu entreprise industrielle yi ak numérique bi donc yi ci ëpp solo pour Sénégal jàpp naa ne aujourd'hui surtout mooy l'éducation la santé et aussi l'agriculture parce que agriculture dafa nekk loo xamante ni Sénégal parfois sama mbokk économistes yi dañuy xaw a juum tuuti dañ naan agriculture c'est vrai important na mais c'est quand même mooy le secteur primaire c'est moins de 15% du PIB ce qui ne reflète pas la réalité parce que tey lan moo tax ñuy am croissance bu mag pendant ces 6 dernières années ba pare parce que chômage bi wàññeekuwul parce que agriculture mooy li nga xamante ni tey jii nii plus de 60% population bi foofu la ñuy liggéey donc croissance bi lu mu ngan te laalul secteur boobu noonu le chômage ne peut pas baisser donc dañu jàpp ni ci programme de relance bi nga xam état bi teg na ko agriculture daf ci gën a am doole lool te li ñu ci xaw a métti rek mooy que ni bu fekkente ni da nga jël budget bi ñu xam moom lañ bàyyil agriculture tey jii nii moom moins de 60 milliards. or bu fekkee da nga dugg ci norme yi xam moo nekk ci union bi mooy que ni pays bu nekk war na def au minimum 10% de son PIB de son budget consacré ko à l'agriculture mu nekk plus de mu waroon nekk mooy lu mu tuuti 400 milliards de francs CFA. ñu daal di àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak kii di Titi Camara xam naa ni tur bi am na lu mu leen di jox ndaxte moom nag ci wàllu football wane na boppam ci équipe nationale bu Guinée bi ñu tuddee Sili national Sékou Seydi daje na ak moom ginnaaw ay bés bu nga xamante ni daf ko fas yéene am ci réew mi moom mi fi nekkoon capitaine équipe nationale bu Guinée nag waxtaan na ci li nga xamante ni moom mooy solos teewaayam ndax moom dafa am académie bu mag bu nga xam ni moom la taxawal fële ca Conakry waaye tamit leneen li nga xamante ni wax na ko moom bokk na ci ñi nga xam ne daal dañoo bëgg lii di réewum Guinée daal di dalal Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2025 Sékou Seydi. Gourvenec avec Titi Camara en pivotant et c'est le but Titi Camara. ginnaaw ñaari fukki at yi nga xamante ne def na ko carrière football kat Titi Camara ba tey mi ngi desandi ci terrain yi ki fi nekkoon capitaine Sili national daal di créer académie football boppam ndax jàpp na ni lool rek la mun a delloo football lu mu ko jox. C'est la passion, vous savez. Quand on a eu la chance de pratiquer. passion moom ci dugal parce que booy xool man yàgg naa ci football bi daanaka def naa ci at yu bëri ba tax na sax loolee moo tax day dem ba mujjee nekk suñu liggéey loolee moo tax rek mu jël dogalu taxawal lu ni mel. De transmettre ce que j'ai pu apprendre pendant les 20 ans de carrière. transmettre xam-xam boobu nga xamante ni jëlee na ko ci football ci ay génération yi ñëw ngir loolu mën a antu ki fi nekkoon sélectionneur Sili national jàpp na ni ci formation bi la ko mën a jaaralee ndax moyen bi nga xamante ne dina tax Guinée développer seeni football. Nous les anciens des années 90 qui sont partis en Europe sans passer dans les ñun footballkat yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay années 70 80 ñun nekk nañ ñoo xam ne am nañu chance su nekk ay professionnels te jaaruñ ci yenn académie donte ne sax am nañu chance su nekk yenn entraîneurs yu bàyyi ko Europe de l'Est yi nga xam ne ñooy yokk xam-xam ba tax na ñuy xalaat ne day am solo lool ñu ñëwaat fii ngir rek mën a taxawal lu ni mel fexe ba ndaw ñii di ñëw mën a bénéficier wu ci centre yu ni mel. Et de donner la chance à ces jeunes là qui deviennent des hommes demain. atum 2010 ginnaaw bi Alpha Condé di nekk candidat élection présidentielle ba moom mi ab collaborateur am la woon Aboubacar Sidiki Camara porté woon ci autorité bi ngir rek ñu daal di organiser Coupe d'Afrique des Nations foofu ca réew ma mu doon ab mbir moo xamante ni daañu ko amal ci atum 2025. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que c'est coûteux. Et tout est prioritaire mais c'est transversal parce que y a. jàpp naa ni loolu dina génnee xaalis bu bëri dina laaj ay moyens yu am solo lool waaye loolee football moo ko laaj fi mu toll nii ñun réewu Afrique yi jàpp naa ne bu ñu bëggee développer ci wàllu sport faaw rek ñuy nangoo di génne alal ngir mën a defal lu ni mel. C'est surtout qu'ils puissent vraiment pratiquer le sport dans les bonnes conditions. mujj nekkoon quart de finaliste Coupe d'Afrique ba atum 2004 ak Sili national ki fi nekkoon attaquant Liverpool am na ay rëccu ci li mu joxul clubam trophée continental bu njëkk tey jii lu mu gën a bëgg mooy mu gis Sili national daal di yëkkati raaya boobee ci atum 2025 nga xamante ne ci biir Guinée lañ koy organiser.
ni ñu leen ko waxee woon ci xëtub xibaar yi kii lii di journée bi ñu jagleel solidarité ci biir armée gi di jàppalante tey jii lañ ko doon amal ci biir réew mi yëpp fii nag ci Dakar ñoo ngi ko amaloon ca cercle mess des officiers bi ñu duppee colonel Emmanuel Gomis ki nga xam ni moo di maître Sidiki Kaba di ministre des forces armées xam le ne ni dinañu taxawal barab bu mag bu nga xam ni moom la ñuy jagleel lu jëm ci jàppalante ci biir l'armée gi ñu fas yéene ko duppee jàmbaar yi ci nag teewaay boobu yi tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo am ay gaañu-gaañu ak ay laago ci biir l'armée gi profité nañ ci waxaale ministre bi li nga xam ni moom mooy seen ay doléance Abdourahmane Ly. bés bu ñu jagleel jàppalante gi ci l'armée gi muy lu yees ci Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ñu boole ko ci bés yu ëpp solo jamono ji ci l'armée gi muy l'armée bu bëgg a wane jàppalewam ak taxawuwam ci ñi nga xamante ni ñoo amee laago wala gaañu-gaañu ci ay guerre ci tey ji nga xamante ni mooy guléet ñuy célébrer bés bu ñu jagleel solidarité maanaam jàppalante gi ci l'armée gi taxawu leen ci jafe-jafe yu ñuy jànkonteel yu leen mën a perturber ak it taxawu ci wàllum koom juróom benn fukki millions ci suñu koppar yëkkati nañu ko ci lépp lu ñu joxe jébbal leen ko ñoom ñi di blessé de guerre yeek mutilé yi mu dolee ko ci bile xibaar d'un lieu symbole bile bërëb nga xamante ni blessé yeek mutilé de guerre yi dina nekk seen dalluwaay li nga xam ne dañu am kër bi war a dalal suñu invalide yi nga xam ne soxla nañu ñu mën a nekk ak yeneen invalide ñi nga xam ne soxla nañu tamit ñu am soulagement ci seen famille ak ñi nga xam ne mën nañ leen traiter au niveau de HMO. Président de la République, chef suprême des armées, le président Macky Sall bi mu déggee nouvelle mi def ci kontaan looloo tax moom ci boppam mu proposé ñu joxe tuuru jàmbaar yi ci bâtiment ba. muy bërëb boo nga xamante ne nar nañ ko taxawal ci premier trimestre atum 2021 wante ba tey jafe-jafe yi jëm ci lu ñuy wax pension mixte doon na li nga xamante ni yitteel na leen. dañu yaakaaroon ne buñ fi ñëwee suñu problème mu pension mixte yi nga xam ne moo tax ñuy tëdd ci tali bi guddi ak bëccëg moom moo leen fi war a indi mais du ñëw rek wax ak nit ñi rek jox leen ay saaku gâteau ñu dem wax bi du loolu wax bi dañu fay suñu pension mixte ñu koy lekk mu ñuy neex ak suñu njaboot yaa ngi dégg wax bi mais du ñëw dajale doomu aadama yi di leen di wax ay détails on est au-delà de 350 ñoo xam ne jotaguñu. loolee du problème bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni mooy yoroon seen kàddu ci kanamu jëwriñ bi mi ngi xamle ni procédure bi mi ngi ci yoon bi. lu ñu plaidé la woon ba mu sotti mais bañ ko war a exécuter ministère des finances dafa wax ne mënul jox fay ñëpp ñu tànnoon ñi gën a am blessé laago ñu fay leen ñun ñi des ñi nga xam ne seen laago xaw na néew ne ñu may leen ba ñu gën a taxaw donc loolu moo am ci pension mixte bi mais je crois que du problème. muy fête bu Guèye Para amul yéene yàq benn yoon mu ni mi ngi rafetlu bés bi wante nag mi ngi woo kilifa yi suñu xoolaat seeni ay pension yu mu jàpp ni daa ndaw loolu. ñi ngi def nag ay jalons yu baax mais li ñuy ñaan mooy ñu yokk ko nañ koy yokk dimbali militaires yi nga xam ne dañoo retraité seen pension yi dafa tuuti te ñoom amuñu leneen lu ñu mën a def ñi ngi seen kër koo xam ne fetal la xamoon naka tiire bu retraité mënta liggéey dara gardien dong la mën a nekk. muy édition bu njëkk bu bile journée bu militaire yi bëgg mu wéy. ñu daal di àddu jëmale ci tolluwaayu woppi coronavirus ji ci bisub tey bi niki démb benn nit ñàkk na ci bakkanam limu ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci bésub tey bi nag ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaari test yu ñu amal fukk ak benn ñoo ci ñëw am doomi jàngoro bi juróomi cas contact la ak juróom benni cas communautaire fukk ak benn wér nañu ba ñibbi seeni kër ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo nekk ci hôpital yi ñu leen di topp am na ñett ñu nga xamante ni ña nga nekk Sowétas.
tekki ci réew mi di rubrique bu bees bu nga xam ne talaata bu jot moom lañ leen di amal tey jii nag ki nga xam ni moom la ñu leen di proposé mi ngi tudd docteur Chaye nekk ndaw lu nga xamante ni fii ak ñaari at yi passé amul woon liggéey moom Maxa Thiam lu tudd dem na nag ci njaayum ataaya mi am ci ay jafe-jafe léegi-léegi ñu jànni ko léegi-léegi ñu toroxal ko ba mu bënd bëtam ji jooy waaye loolee yépp mel na ni fàtte na ko ndax njaayum ataaya mi fi mu nekk nii mi ngi ci suturlu ba am na ñaari ndaw yu nga xamante ni sax léegi-léegi mu jël leen ngir ñu liggéeyal ko mu fay leen Amagor Robert ñoo Moussa Fall ñoo dajeek moom. buy xoolaat nataalam yu yàgg yile xelam day dellu si waat ci jaar-jaar bu metti boo xam ni moom mi le am na ko. am nañu problème yoo xam ne daal di ko waxule. docteur Chaye ñu ràññee ko lool ci colinam blousu docteuram bu weex ñaari at ci ginnaaw mu doon dund lu metti. li si gën a métti bokk na si ànd ak sama soxna bi ma doon àndal mu nekk en état may jaay parce que daf ma doon réconforter daf ma doon encourager daf ma doon dimbali daf ma doon rendre forte aussi métti woon na tamit dugg naa si benn atelier di jaay ataay borom atelier bi fekk ma fa dàq ma jénnee ma métti woon na tamit doon naa teg si benn buntu place di jaay borom place bi bu ñëwee daf may dàq si place bi donc yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe moom maa ngay jooy yow xoolal kee moom maa ngay jéem moo xam seddaay la wala feebar la mu may ñàkkoon xëy am soxna yor njaboot soxla yi ëlëm ko si noonu la daldi dugg ci njaayum ataaya. benn korité affaire yi doxul ma yore sama soxna ñu war a solu war a jënd ganaar war a jàppale sama yaay si kër gi li ñu jotoon taxu ko bëri noonu si laa décidé nag ma ne lii jëmale wul kër kanam parce que être un responsable yore soxna war a am doom dafa am ñu la war te nit ki fokk nga liggéey pour am dara boo liggéeyul mënoo am dara mënoo dëkkee di ñaan ak dem di tàllal loxo ñu lay jox foofu noonu après si laa décidé ni damay togg ataay. bu muy tàmbali mu dund lu metti lool waaye tey jii mu ngi sant yàlla bu baax am na sax ñaari nit yu mu jël si liggéeyam bile. jamono bii moom bu may dem 2 personnes laay àndal parce que foofu la li may selon li may encaissé de noonu laay mën a fayee 2 personnes yi may àndal te kenn ki marié la étudiant en même temps amul liggéey keneen ki aussi booy la buy xoslu ci koñ bi donc su ma amee ñoom laay woo képp koo xamante ni mus na ma jël cérémonie ma ñëw def prestation de service bi mu paree kontaan na nit yi aussi kontaan nañ gis nañ seen njariñ ci loolu. Maxa Thiam jot na itam tàggatu def ay formation yu bëri waaye benn ci ñoom mu jéew cee antu ndax ñàkkum koppar. def naa tailleur def naa aussi ay formation mais formation yëpp benn mujj ci antu ndax faute de manque de moyens def naa électricité def naa froid def naa maintenance def naa infographe def naa tamit li nga xamante ni moom mooy informatique. tey jii docteur Chaye ñu ràññee ko lool ci réseaux sociaux yi Maxa Thiam namm gën a jëmmal ataayam bile muy jaay te di ci suturlu ba noppi def ko marque boo xam ni day wër ba law ci àdduna bi yépp. tekki ci réew mi lu mën a nekk la Maxa Thiam docteur Chaye donte ay jafe-jafe amoon na ko tey jii ci njaayum ataaya mi ngi ci suturlu góor moom ni yàcc ni yasar liggéeyoo faste woo xànc ak morom ma loolu rek moo ca bon il n'y a pas de sot métier loolu la tubaab bi wax kon na gaañi góorgóorlu takk seen digg te dem liggéeyi te xam ne liggéey bu barkeel lu ne xaj na ca ñu daal di rek tëcc jotaayu xibaar bi le ci wàllu xarala gi ñuy jaajëfal Ndiaga Seck ak Birane Cissé ak El Hadj Malick Cissé mi nga xam ni moom moo coordonné lépp ba mu yeween jàngeen jëf ba suba ak jàmm ci yeneen xibaaru marax